Alaaji Chérif Dia maa ngi lay nuyu. di la fay soxna si jox tey Alaaji laa la wax. loolu. Alaaji Chérif Dia. Alaaji laa moom. yëglekaay yi ñu dooree koog l'observateur. l'observateur la koy dooree ak kàddu yu président Macky Sall homo erectus dafa mel ni kon njiitu réew mi daal reetaan ji neexut am na lu ko métti lool mooy lim jàpp ni ay sos la. am ñu jóg kon ne dafay bëgg noonu daganal góor jigéen te moom Macky Sall mi ngi nii wax na ko mer na trop surtout waa sàmm jikko yim jàpp ne kon dina wër dëkk bi di yàq deram moom nee na rek bu doon mbiram politique du ko métti wante da cee rax ay mbiri diine ak yu ni mel ak loo xam ne duul dëgg ba tax na kon ñi ci joxoñ baaraamu tuuma di sàmm jikko yi Ababacar Mboup ak tamit ñoom waa sàmm jikko yi def tournée nationale ngir rek xëy na continuer campagne bi moom moo taxoon waa Benno Bokk Yaakaar ñàkk lu ci bëri ci ay collectivités locales ci élection yi loolu bokk na ci kon mbiram góor jigéen ñu ñëw it ci élection locale yooyu ba léegi gis nga ko face cachée ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy nouveau élu yi rawatina ci nekk ci Yewwi Askan Wi seen seen i liggéey ak ay ambition journal bi daal nit ñëwaat ñëwit ci mbiram Sadio Mané mu mel ni kon médecin bi nga xamante ni kon ginnaaw bi mu amee jafe-jafe mbëkkante ak gardien bu Cap Vert bi médecin bu CAF li mu révélé mooy moom Sadio Mané daal bi mu blessé daf na rek am na sax ay métitu bopp kii mi ngi miir wante moom dafa bëggoon a jouer ndax patriote la wante xamutoon ni kon biñ ko defee rek diagnostic mu am kon commotion cérébrale moo tax kon mu mujj génn dem hôpital mi ngi nii sax image bi moom ak gardien bu équipe bu Cap Vert soxna si tamit deen ñëwaat ci moom muy soxna May def naa ci Karma la bokk benn série bu doon dawal fii ak waa Marodi. ñu dem ci enquête Chérif. ñëwaat ci rek ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy élus yu bees yi gis nga leen xar-xanam yi ndaw ñi bari nañ ci trop kon muy à l'épreuve de la rupture ngir coppite googu tax na gis nga ko maire bu bees bu Yoff ngi nii Khadija Mayakor Diouf ca golf kii di Ahmed Aïdara ba ci sax maire Parcelles Assainies Jamil Sané Babacar Diop moom mi ngi xaar boosam ba léegi rek ndax ba léegi kon tey commission recensement départemental bi war naa génne résultat yi jëm ci Thiès Serigne boobu it gis nga ko nouveau maire bu Kaolack ba tax na kon borom xam-xam yi waxtaan ci muy Ibou Sana ak professeur Diaw Ibou Sané moom nee na gars yi dafa mel ni état bi du leen yombalal mbir yi ñoom ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo nekk maire yu bees yi wante tamit Ibou Sané politologue moom nee na gouvernement bi rawatina pouvoir bi bu bëggee gañ waa yeneen élection fawre kon mu déggoo ak ñii di maire yu bees kii nag moom mooy Cheikh Dieng moom moo nekkoon ancien maire bu Djeddah Thiaroye Kaw gagné nañ ko fa mu doon xëccoo ville ba yaakaar ni dina gagné Timbo gagné nañ ko fa moom nag jàpp na ni 25000 voix kon gars yi sàcc nañ ko fa et puis kaddu président Macky Sall mi ngi nii opposition bi kon nee na rek dafa jàpp bëgg koo jaxase ak kilifa diine yi rawatina ñi jug ngir di yëkkati débat bi ci homosexualité bi rawatina wàllu criminalisation le soleil moom gis nga ko mooy président bu banque africaine de développement nekk en visite fii ci Sénégal gis nga ko joxante na loxo ak président Macky Sall wàllu industrialisation appui secteur privé PME yi ba ci jigéen ñi kon lu toll ci 183 milliards de francs CFA waa BAD kon dugal nañu ko fii ci Sénégal moom sax démb dem na ca DER jàpp ne daal DER exemple la fii ci Afrique te tamit bientôt dina am benn forum boo xamante ni forum africain fii ci Dakar lay naale amee président Macky Sall tamit nee na daal feeg mi ngi nekk njiitu réew fii ci Sénégal duñ fi mës a kon dépénaliser rek mbiram homosexualité muy kàddu yoo xamante ni yëkkati na ko kon fii ci Sénégal et puis tamit justice populaire le temps des abus maanaam ñi nga xamante ni ñooy fajal seen bopp tamit jàpp nañ daal am na ñu ci commencé ëppal fii ci Sénégal. ñu jàll ci libération. ñu jàll ci libération ak tamit yéen ñëwaat ci Barthélémy Dias mais lii li doy waar la ma nga xewoon ca restaurant ba nekk fële ca Pikine ñu tuddee ko xéwal gi Pikine Texaco la ñaari employé nag am na ko ci faat moroomam jàm ko paake premier élément de l'enquête bi journal bi daal dina ci ñëwaat kenn ci joxoñ baaraamu tuuma mooy Abdallah Fall ñaar fukki at la am kon moom moo ñàkk bakkanam moom Abdallah ginnaaw rek kon bin ko jamee nee na nag dafa am benn plaie boo xamante ni thoracique la mu daal di dugg kon ba daal di koy faat meurtrier bi nag muy Habib Fall mi ngi nii moom Habib kon ñaar fukki at ak juróom-ñett la am ca mbaaw lañ ko jàppee ginnaaw ba mu bëggoon a daw Barthélémy Dias résultat Dakar yi moom mi nga tuddee kon Dakar un massacre ndax li ñu fi rawee daanaka Benno Bokk Yaakaar 92 613 voix la Yewwi Askan Wi jiitoo kon Abdoulaye Diouf Sarr Doudou Wade tamit gis nga ko moo jiitu Soham Wardini bu ñu ko ndëkk ci journal Mame Mbaye Niang également dafa mel ni moom moo jël ndaare opposition bi tamit gis nga ci 19 communes yi ñeent rek lañ ci mujj gagné muy dëkku Apulaay ba fële ci Cambérène Dakar Plateau Grand Dakar ba ci Gorée li ci des nag kon waaye Yewwi Askan Wi ñoom ñoo ko jël président Macky Sall également nee na nous avons gagné avec 80% des collectivités territoriales moom gis-gisam la moom président Macky Sall ci lecture bi. Tribune.
tribune daal di ñëwaat ci trafic de bois ca Casamance jàpp ni daal jafe-jafe bu rëy ci wàllu mafia moom moo indi coow li gis nga ko pillage au sud ak tamit lu toll ci 8,5 millions hectares yoo xamante daanaka naax saay na armée Sénégal nag déployé na leen ci terrain ba ngir ñu xeex ko pourquoi Gambie tam war a dugal loxoom ci xeex bi su ko deful kon mbir yi mën naa gën a jur ay jafe-jafe gis nga Dieynaba Ndiaye moom finalement libéré nañ ko placé ko sous contrôle judiciaire buñ sukkandikoo ci yéenekaay bi moom responsable gëm sa bopp la nekkoon Kër Massar ñu joxoñ ko baaraamu tuuma ca ña taaloon kër ga ba benn bébé ak tamit magum 65 ans am ci ay gaañu président Macky Sall homosexualité nee na duñ ko fi mës a dépénaliser tant que mi ngi jiite réew mi fii ci Sénégal soxna si ñu dem ci Walf kàddu yooyu tamit la Walf daal di ñëwaat rencontre bi nga xamante ni moom Macky Sall am na ko ak imam yeeg ulema yi fii ci Sénégal moom il est catégorique kon nee na daal mbiram góor jigéen moom feek mi ngi fii di ko jiite kenn du ko fi mës a daganal moom président Macky Sall et puis tamit 80% nee na collectivité territoriale yi ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ko gagné buñ sukkandikoo ba léegi ci njiitu réew mi les échos yooyu kàddu tamit gis nga ko muy campagne ànd sàmm jikko yi sur la criminalisation des pratiques homosexuelles kon Macky Sall am na ay dëgg yoo xamante ni yëkkati na ko jagleel ko wàllu homosexualité fekk mi ngi ci njiitu réew mi kon lii du fi mës a am nee na tamit bu fekkente ni dafa am ay nitu diine ak ay tamit ñoo xam ne ñu ngi ci di instrumentaliser nit ñi di song assemblée nationale gouvernement bi loolu nag ça devient grave et inacceptable Macky Sall tamit nee na daal dañoo war a dépasser débat boobu te tamit amul place ci li nga xamante ni mooy xutba yi imam yi di def ci àjjuma yi rawatina fan yi muy kàddu yoo xamante yëkkati na ko et puis tamit ba léegi Macky Sall rek ñëw kon ci majorité bi nee na elle est restée intacte gagné nañ lu toll kon ci 36 jëm 37 départements 80% des collectivités territoriales nee na tamit fin perte mosuñ ko gagné moom loo gis muy Ziguinchor Dakar par exemple et puis changé wul dara ci li nga xamante ne mooy engagement am yéeneem ci réew mi buñ sukkandikoo ci njiitu réew mi Farba Ngom it loolu la wax muy kàddu yooyu. ci beneen yëglekaay beneen yëglekaay muy bis bi le journal moom nag Macky Sall gis nga fermeté bi nga xamante ne affiché na ko jëm kon ci homosexualité bi nee na nag jot na kon débat boobu ñu daal di koy gas teg ko foofu ca suuf imam yi tamit nee nañ dinañ wéy ñafantee woon wéy ñoom it ci xutba yi bu ko defee lii dëgg ñu daal di koy wax local yi 80% kon collectivités yi ñoom ñoo ko gagné et puis tamit fi mu perte comme ni mu ko waxee woon sànq rek mosu faa gagné. wax nañ tamit ci wàllu mafia bi jëm kon ci trafic de bois bi ak chanvre indien bi ni bay ca Casamance noonu mooy dundal lu ci bëri kon ci rébellion bi. Birahim Seck moom mi ngi dànkaafu les nouveaux élus. L'As quotidien ak Macky Sall li mu wax ci wàllu dépénalisation homosexualité Dieynaba Ndiaye gis nga ko sous contrôle judiciaire Birahim Seck mi ngi invité les nouveaux maires kon ñu déclarer seen patrimoine li ci des wàllu politique la procureur Barthélémy Dias et puis tamit lii tanière bi nag xaw dañoo diminuer ndax Bamba Dieng dafa mel ni def kon ma nga xaw a feebar Bolo Touré tamit daal di feebar Sadio Mané naka noonu ñu ñaan yàlla fii ak dimanche kon ñu jóg mën a football même si Bolo Touré moom waxoon nañ leen démb ne kaanam jeex na tàkk Vox Populi ba léegi rek mbiram Macky Sall la daal di wax li nga xamante ni kon wax na ko ci silence bi et puis tamit di évaluer li nga xamante ni moom la am ci ay score jëm kon ci élection yi ginnaaw kon audience bi nga xamante ni am na ko démb réaffirmé na tamit position ci wàllu homosexualité Farba Ngom li mu ci wax Bamba Dieng ba léegi rek ci tanière bi l'actualité de l'équipe nationale journal bi daal dina ci waat Thiès tamit gis nga ko muy Thiès Est ak Thiès Ouest dafa mel ni kon dafa waa Yewwi Askan Wi mujj noonu koo gagné bu ñu sukkandikoo ci journal bi. beneen source A. waaw lii moom dafa rax ci Coupe d'Afrique des Nations muy li nga xamante ni rencontre yi étranger yi mbiram sëy ak yu ni mel daal am na ci ba tax na fële ca Bafoussam daal kaan bi dafa mel ni jigéen yi nga xam dañuy jaay seen bopp gis nañ ci seen bopp it ñoom ci boobee kaan bu ñu sukkandikoo ci journal bi et puis maître Bamba Cissé moom it wax na rek ci placement sous contrôle judiciaire bu Dieynaba Ndiaye ne dossier bi dafa faible trop kon àttekat bi amut fu mu sukkandiko bu mën a yóbbu soxna si ca Ndungu Sine et puis élection locale yi gis nga ko département fii ci Dakar Yewwi Askan Wi 12 communes gagné nañ ko ci 19 yi nekk fii ci Ndakaaru et puis kii tamit wax lu am solo borom xam-xam la muy njaag laax dafa jàpp ni daal am na ay incohérence ci code des collectivités territoriales ndax Mermoz Sacré-Cœur moo nar a nekk commune boo xamante ni moom rek le maire bi su maanaam duñ ko fal au suffrage direct li ko waral mooy conseil municipal bi ñooy dajewaat fal ki war a wutu Barthélémy Dias ndax Barthélémy day dem ca ville ba. d'accord ñu jàll ci le témoin. ba léegi nag ak résultat élection locale yi gis nga ko raclé mémorable pour Diouf Sarr candidat bi nga xamante ne mooy Benno Bokk Yaakaar 92 000 voix lu ko ëpp daal jiitoon nañ ko quoi Yewwi ñoo def lu ni mel l'opposition remporté na 15 communes sur 19 kon bu sukkandikoo ba léegi rek ci li nga xamante ni moom mooy bébé journal président Macky Sall gis nga tànk mi ngi ci njiitu réew mi kon mbiram góor jigéen loolu wax na ko gëm sa bopp tamit am nañ 5 communes et creuse donc son trou muy loo xamante ni tamit jafe-jafe yi am na ko investiture yi ci Parcelles Assainies tamit Benno Bokk Yaakaar a traité le coach Amadou Ba bu sukkandikoo ba léegi ci yéenekaay bi di le témoin. beneen Sud Quotidien. ba léegi rek jëm kon ci résultat provisoire élection locale fii ci Dakar
Yewwi Askan Wi kon enterré na l'APR 15 communes sur 19 la Yewwi daal di am 0 pour Macky et le parti présidentiel et puis grand tournant aussi pour les carré d'as mu jëm kon ci li nga xamante ne mooy lan na ni def rek ngir dem ca demi-finale yi. loolu nag il faut Sénégal gagner Guinée équatoriale Mayacine Mar mi ngeen seetaan sànq. am na lu mu ci yëkkati fermeté Macky Sall ci homosexualité tamit mu ngi ci xëtu yenekaay bi. tàggat yaram gaynde yi ku ne xam ne jóge nañ ba Foussam nar a dem fële mooy kon ca Yaoundé wante hôtel ba nag baaxut nag hôtel de passe la foo xamante daal fowukaay la ak yu ni mel. méngoowul ak daraja ak tamit li ñu bëgg ngir am performance xëy na fédération sénégalaise bu football di leen jox lu nag waa record ñoom ñoo ko xamal Mayacine Mar gis nga ko ñëw na rek ci li nga xamante ne mooy éviter kon li ñu war a éviter face à la Guinée équatoriale efficacité devant lui bi moom moo gënoon a ràññee ko kon ci li nga xamante ni moom mooy entraînement bi ñu amal démb gis nga ko Pape Gueye mi tamit mi ngi xaw a perturbé la hiérarchie gone la wante la mu wane bërki démb moom dafa mel ni boo sàggunoon dina am place am bu baax a baax ci équipe nationale bu Sénégal et puis Carlos Akapo moom mooy capitaine bu Guinée équatoriale nee na le Sénégal et Sadio Mané lam ca teg nag dafa mel ni teg dina wut moo tax duñ ko wax. duñ ko wax ati jeex na merci beaucoup Chérif ci kanam incha allahu rabbi di nga dellu si waat laataa loolu nga indiwaat l'observateur Alaaji Malick loo xam ne journaux yu bëri tey jile moom lañ xëyee muy président Macky Sall ak bu muy dalal imam yeeg ulema yi li mu wax nee na Sénégal du ñu mës a daganal góor jigéen ndax coow li bëri na ndax jàpp nga ni lii mu jot a wax dal na xel ndax waxoon na ko fi te terewul ñu ngi woy ba léegi di laaj ñu criminaliser homosexualité fii ci réew mi. waaw laaj ñu criminaliser homosexualité loolu moom kuréel yi nga xam ne mooy sàmm jikko yeeg yu ni mel ñoom ñoo ko fi tàmbali yëkkati depuis quelque temps mais mbirum homosexualité dafa jiitu falu Macky Sall ndax loi bi nga xam ne moom moo koy punir ci Sénégal ñi ngi ko fi taxawal ci le 12 février 1966 1966 mooy juróom-benn at ginnaaw bi ñu amee suñu indépendance. Senghor jaar na fi Abdou Diouf jaar na fi Ablaye Wade jaar na fi Macky Sall la ñëw fi la fi nekkoon moo fi nekk ba léegi musul soppeeku. li fi nekk mooy lan mooy loi bi lan la wax loi bi boo demee ci article 319 du code pénal alinéa 3 li mu wax moo di ni képp ku nga xam ne jàpp nañ la ngay seq ku nga xam ne yéen a yem. maanaam góor ak góor wala jigéen ak jigéen ak lu ni mel yoon dina la teg daan bu toll ci benn ba juróomi at kaso dinañ la amende 100 000 ba 1,5 million bu fekkee ni da nga koo def ci mineur loi bi dañ koy appliquer avec toute sa rigueur donc je pense que la loi a déjà tranché lu mel noonu beneen bi ci des mooy lan moo di ni suñu dëkkuwaay ñun suñu société ni mu bindoo diine moo dàq lu ni mel ba pare moo xam diine islam la moo xam diine chrétienne amu ci benn bu nga xam ne nangu nañu ak ngóor jigéen tey jii li koy firndeel mooy lan mooy foo suul góor jigéen te nit ñi xam ko dinañ ko sulli beneen bi ci des boo jëlee góor jigéen jagatee ko jëmale ko Touba bala ngaa yegg dëkk ba nga jógee ñooy téléphoné Touba ni leen néew sàngam bu ñëwee ab góor jigéen la soo ñëwee dañ lay dàqaat nga dem boo ko suulee Tiwaawan naka noonu boo ko suulee fii boo ko suulee ci dëkk diine bu mu mënti doon diine réglé na problème boobu ci réewum Sénégal beneen bi ci des moo di ni société wu Sénégal réglé na problème boobu parce que tey amul benn ndey wala benn baay bu nga xam ne am nga maanaam fierté wu jur doomu góor jigéen foo ko fu ñu gis góor jigéen léegi ak koñ boo mënti dëkk dinañ la duut baaraamu tuuma boo génnee dinañ la baraawoo te boo moytuwul ñu duma la donc société bi réglé na problème bi li président wax noonu du wax ju bees parce que Macky Sall mus na ko wax ni tànk maa ngi ci bopp réew mi ak ngóor jigéen kenn du ko fi daganal lu mu réaffirmé waat la rek wax na ko ci kanamu président bu Canada wax na ko ci kanamu président bu États-Unis wax na ko fa nga xam ne mooy Nations Unies donc je pense que la position du Sénégal et la position du président Macky Sall est claire sur ci mbirum góor jigéen li ci des nag mooy am na ay agissement c'est vrai am na ay pression am na ay lobby yu nga xam ne ñi ngi def tout bay dooleel góor jigéen
loolu nag je pense que am na beneen taxawaay bu nga xam ne war nañ ko ci taxaw ba képp ku ñëw ci suñum réew di fi wax LGBT wala ay affaire góor jigéen ak yooyu ñu teel a tëj suñuy bunt tëj suñuy palanteer wàcce suñuy rideau te xam ne loolu yàq jikko la nar a doon. ban taxawaay Chérif la war a doon taxawaay boobu. taxawaay fu jëm fan. Alaaji Malick Thiandoum wax nee na am na ay lobby yu nekk derrière bëgg a promouvoir LGBT yi ak seen i liberté bëgg a ñëw forcé ñu ko ci réew mi ñu war cee am taxawaay. ban taxawaay la war a mën a doon à part li nga xamante ni président Macky Sall. beneen gis nga ko mooy citoyen sénégalais ci boobu ñoo ko nanguwul parce que fii ñun ay croyants lan soit boo nekkul jullit chrétien nga te amul benn diine boo xamante ni nangu nga mbiram góor jigéen mais bu nee dëgg rek lañuy wax débat bi dafa commencé soof soxna naa te mënul am réew moo xam tamit vraiment war a avancer li leen ko waxee chaque jour ñuy wax waxu ay homosexuels te am na yeneen i yitte yoo xam nit ñi war nañ koo dox c'est clair réglé nañ ko même bu ko Macky Sall réglé Sénégalais ñoo ko réglé seen fii amul benn président bu fi am maqaama taxaw fii wala ngay naay dagal doon maintenant nag bu ñu ñëwee ci communication foofu je pense que lan war a taxawal parce que Macky Sall c'est trop tard quand même sortie bi nga xamante ni defaat na ko parce que c'est vrai que wax na ko waxaat ko mais ku ne xam na ni gars yi bi ñu jugee contexte bi ñun on avait posé ce problème ici contexte bi voilà proposition de loi bi contexte bi ñu ko posé woon jëm ci ay élections je pense que boobu tamit lii mu def nii waroon na ko gën a def moom ak i ñooñam mais ni ñu ko defee woon baaxul moom moo tax tamit li naan saay waxul dëgg waaye yàq na xel parce que dem nañ ba benn moment assemblée nationale ni ñu rejeté loi bi c'était pas ça parce que booy rejeté je pense que soit nga respecte procédure bi wala nga différé ko ba après les élections ñoom ñoo xam mais ñëw rek élection bi jot nga daal di ko sànni nii explication amu ci lu dul ne président dàq na ko loolu tam moo taxoon ñoom ñi nga xamante ne ñooy adversaire opposition parce que c'est de bonne guerre on est en politique aussi ñoom it kii engouffré wu ci brèche bi daal di cee laxasal te ku ne xam na ni am na dëkk yu bëri yoo xamante ni li tax waa majorité bi perte fa élection yi loolu bokk na ci justement parce que dañ naan ñii kat bu ngeen leen fale ñoom ñoo ànd ak góor jigéen wala naanam on avait dénoncé bi ñu fi jëlee aussi ay photo député surtout membre du bureau bi di ko teg ci internet bi di leen ciblé laal c'est inacceptable dans un pays parce que loolu ay acte terroriste la baaxul parce que tamit am na loo xamante am réew il faut que nit ñi respecter les institutions leen ko waxee mais aussi ñu waxtaan suñu biir parce que ñi nga xamante ni ñoom la dalal c'est vrai que c'est des imams c'est la ligue des imams et prédicateurs mais am na yeneen association yoo xam ne ñoom ñoo fi nekk donc boo ça va diviser même les associations comme même audience bi dina fi jur coow parce que du ñëpp Alaaji Moustapha Gueye moo jiite ñi mais am na ñeneen ñoo xamante tamit ñeneen ñoom ñoo leen jiite muy problème boo xam ne problème mu religieux ça va encore se poser au Sénégal te war nañu ko dépasser donc communication moo leen di wax rek dafa xaw a faible trop ci côté gouvernement bi guerre sax dafa am lu tuddee arme conventionnelle maanaam tey loo nekk wujju Macky Sall loo ko bañ nañu ko nangul ni musul nangu ak ngóor jigéen parce que am na lu nga xamante ni aussi élection jaru ko tuumaal nit teg ci boppam lu nga xamante ni musu ko nangu mus na taxaw fu mu taxaw avec fermeté mus na ko dàq nit ñi aussi bu ñu bañ Macky Sall ba di ko takkal garaat yu nga xam ne takku ko il faut que les gens aussi disent la vérité aux Sénégalais fi Malick daanele fa lay kii Chérif mu ngi wax problème communication mais boo seetloo message au président de la République nee na bu njëkk dafa yaakaaroon ne yëfu politicien la yu ñu utiliser comme arme pour xam yàq dërëm aux côtés de la population bu demee nag bay ñi nga xam ne ñoo yore diine kilifa diine yi wala sax ay association yoo xamante ne dañuy agir au nom de des religions par exemple di ci wax mu gis na nag xëy na am na beneen ampleur waaye man fi may jeexale rek mooy Chérif wax na ko léegi à chaque fois pression bi dafay am waa vigilance bi ñu amoon nañ ko yokk parce que ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi dugal seen xaalis tamit yenn saa dina am pàcc yoo xamante ne yooyu da ciy bokk te yaakaar naa foofu war nañ ci gën a bàyyi xel. D'accord, merci beaucoup Ibou merci dañuy jàll léegi ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.